àllarba fukki fan ak ñeent ci koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës di ab li nga xamante ni bi moo di po gu ñu seetlu ni ki dem bugg amoon sa Wakhinane Nimzatt ba faatu am ci ñi nga xamante ni bi ñoo di njaboot nit ñi faatu nekk ci tiis ak njaqare waral ab gëstu boo xam ne dinañ ci ànd ak Abi Ndiaye ci biir xibaar yi ak po moom mi nga xam ne ndaw ñi dañ koy def ak jumtuwaay yoo xam ne mën naa indi jéeya jumtuwaay googee sax ak li nga xam ne moo ci lalu it li nga xam ne moo di xeltukat yi ci wàllum jëfandikoo li nga xam ne moo di ngànnaay dinañ ko teewlu ci biir xibaar yi dinañu wutali diwaanu Ziguinchor foofee nag ñi nga xamante ne bi ñoo di liggéeykatu Senelec yafa nag daal di bootu ci ab kuréel di amical dañu daal di génn ngir dox ñaxtu boo xam ne li ko sabab moo di ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti liggéeykat yoo xam ne dañ leen a war daal di régulariser loolu la ñuy sàkku di ab doxi ñaxtu toogaanu ñaxtu ñoom amal nañ ko di ay taximan yoo xamante ne bi ñu ngi fii ci Ndakaaru seen taxi yëpp ñu gaare ko bis ni ki tey nag li ko waral di ab ñaxtu boo xam ne ñu ngi koy def seen i wujj yoo xam ne waruñoo nekk seen i wujj seen i gis-gis di borom moto yi nga xam ne ñoom la ñu duppee cag-cag ak ñi yor seen i particulier ñu duppe leen ay war gaynde ñu ne ñooñu den yàqal seen ab liggéey waral ñu daal di banque seen i loxo bis ni ki tey dinañ leen xamle ni ki àllarba ji jot nag ak dëkk boo xamante ne bi mu ngay wuyoo ci turu da ci Lamé séeréer mu ngi nekk ci diwaanu Fatick Toubacouta gëstu boo xam ne dañ ci ànd ak Pape Ibrahima Ndiaye ci biir xibaar yi di bërëb boo xamante ni bi ay mangrove ràññee nañ ko ci waaye nag li mu lamboo ci wàllum taarix ak jaar-jaar yi mag yi diine bëri na lool ci li nga xam ne moo di ci taarix ga loolee mbokk yi mooy li nga xam ne moo gën a fas ci biir jotaay nees gis ñu def ci faram-fàcc. ampo mu mujjee ci ñàkk bakkan dox diggante ñaari ay tuutànk loolee xewee ci Wakhinane Nimzatt ci diwaanu Guédiawaye ni ki démb ñaari tuutànk yoo xam ne fukki at ak juróom-ñaar yàpp juróom-ñett ba ñaar fukk la ñu am diggante ki nga xam ne moo di Alseyni Sy ba ci ki nga xam ne it moo di Pape Diakhaby mi nga xam ne ñoom ñaar di ay kenn kay menuisier keneen ka di liggéey raxaskatu woto ba keroon raxas woto nag daal di jël fetal goo xam ne mu ngi nekkoon ci biir borom woto ba mu doon raxas di ci fo ba faat ci moromam loolee waaye nag ab gëstu boo xam ne def nañ ko ci biir xibaar yi yooyu de powukaay wala bon li nga xamante ni bi dina dox ci diggante ay ñaari ndaw ñoo xam ni mën na am caaxaanuk daal di laroon waaye nag ba mujj ñàkk bakkan am ci gëstu boobee dañ cee nag Abi Ndiaye ak Seydina Mbaye. xew-xew bi am démb fële ca Guédiawaye Wakhinane Nimzatt ba ñàkk bakkan am ci doon na lu metti ci ñi yeewoo fii ci Biscuiterie ak Grand Dakar kanam gi xaw a jaaxle loolu ci mbir mi moom responsable bi lee ñu fekk ko muy lire journal mi ngi ñaawlu violence bi nga xam ne ndaw ñi ñu ngi koy def. xale yi surtout jeunes yi dañuy toll jamono yoo xamante ni seen deret day tàng dañuy am fuga bu ñuy jàppante ak seen morom bu ñu foree xeer sax mën nañ ko dóor wala ñu jël yat dóor ko. asantuma nag li nga xamante ne moo xawoon fan yi passé ay laveur di xeex nekk ay la parce que laveur ay xale lañu duñu ay mag xale yi aussi nañu am lu ñu mën a retenir seen bopp bañ di gaaw a jël arme gànnaay parce que gànnaay boo ko jëlee après li ngay rëccu rek rëccute mooy am muy xeer muy bant rawatina nag fetal. Mouhamed Diawara fii la dëkk ci Biscuiterie yi am lu tollook juróom-ñaari fukk at ak ñaar li mu bëgg rek mooy ñu joxe ab délibération bi wane ni mën nga am gànnaay donte sax léegi ku jug am ko. waaw ñi nga xam ne dañuy fooy ay ngànnaay xam nga boo nekkee fii di fooy ngànnaay ku am liggéey dem di liggéey nga wàcc sonn amuloo temps wu jël ay gànnaay di ciy fo. te loolu nga gis chaque jour ay mégo cigarette ñu reyante ci ay patati patata ñu reyante ci parce que fi mu nekk ni paaka boo tourné taabal boo tourné jënd paaka foo dem fii da nga maam ci dëkk bi foo bu gisee gars yi jaay armes yi léegi ak clandestinement ñu jaay la arme bon yooyu yëpp bu njëkk bi dañ ko daan contrôler ministère de l'intérieur moo daan contrôler loolu yëpp balaa ñu lay jox arme dañ lay enquête xam yaay kan ndax mosoo am benn problème ñu doog la ko jox mais léegi foo tourné nga jënd arme foo et puis aussi impunité bi dafa bëri. ñu seen ko muy dox Abaskan moom agent mairie Biscuiterie bile mi ngi woo njiitum réew mi Macky Sall indi def ay enquête ci lu jëm ci gànnaay yi waaye itam jëf yu mel nii ñu teg ci ay daan. ñuy ñaaxaat nit ñi
vraiment responsabilité wu pistolet dafa doy waar c'est-à-dire il faudrait que muy état muy délivrer permis de port d'arme ak ñi mu koy délivrer ku nekk si sa côté nga xoolaat responsabilité bi nekk sa kaw parce que loo xamee ne tey jii mën na indi faagaagal nit xam nga waroo ko jël di ko teg n'importe où mais le port d'arme maintenant tu le mets dans un sac bi nga xam ne sooy wàcc ngay wàccaale moom sooy yëg da ngay yëg ak moom xam nga donc wala nga wut ceinture boo xam ne day nekk si yow je sais pas mais il faudrait que l'État c'est-à-dire mène une enquête par rapport à ça à ce qui s'est passé maintenant situer responsabilité yi aussi xam nga parce que tey jii di nga délivrer nit permis de port d'arme mais mu def benn erreur boo xam ne tey jii bon day indi une perte en vie humaine donc loolu aussi du dëgg du yoon. foowee ngànnaay yi ndaw yi di def doon na loo xam ne mën na jur loraange ci lu xew démb ba bakkan rot ci ñi ñu tàllal suñu micro ñu ngi ñaawlu li ni mel la. Abidja di ko jaajëfal ñu ngi jégalu si nasaraan so si nga xam ne dugg na si biir boobule gëstu boobee li ko waral di faatu googe nga xam ne ak fetal moo ko waral nag waaye nag ñi nga xam ne ñoo yor fetal yi laataa ñu leen di jox li nga xam ne moo di fetal yi di li nga xam te ne bii moo di autorisation port d'arme maanaam këyit goo xam ni mooy wane ne war ngaa yor yooyu lay fetal dafa am ay gëstu yoo xam ne mooy jëm si wàllum xel jëm si wàllum nekkin si wàllum yoon nekk koo xam ne da ngay selenglu nekk koo xam ne it am lente woo dara ak yoon loolee buñ sukkandikoo si ki nga xamante ne bi xam-xam màcc na ci wàllum faataate waaye tamit jàngalekat gëstukat ci université Assane Seck bu Ziguinchor di ki nga xamante ne bi moo di Benoît Tine ki nga xam ne moom fetal ga ba ñu jël ko faat ci keneen moom it dina am loo xam ne dina ko warlonte ak yoon ñu teewlee kàddoom si jokkoom ak i rajo Cheikh Diop. Sénégalais boo gis si les majeurs c'est-à-dire moom am na majorité am na plus de 18 ans te mu am casier judiciaire bu vierge parce que dañuy def enquête sur déposer dossier bi dinañ def enquête dina am ay timbre yu muy joxe dina am benn demande manuscrite bu muy bind bu muy joxe tamit dina am photocopie pièce d'identité c'est-à-dire ay pièces yoo xam ne moom voilà ay pièces yoo xam ne nakarul jot donc yooyu mooy constituer dossier bi pour am permis de port d'arme après ci ginnaaw su ko déposé ba pare dinañ def enquête de moralité xam moom lan la doy ci arme bi en tant que tel ci yan fànn la ko mën a utiliser dinañ def enquête donc aussi pour xam est-ce que nit ki nan la nekk ci biir gox ci biir dëkk bi donc yooyu yëpp dinañ ko càmbar pour xool est-ce que dinañ ko jox port d'arme bi wala déet. ci autorisation bi ci turam lañ ci def donc ça veut dire que su ko keneen sàccee wala mu jël ko wala mu jëfandikoo naka sudul noonu donc il en est l'unique et seul responsable c'est-à-dire que arme boobu noonu du n'importe quel objet moo tax yooyu yëpp war na ci def très attention mu utiliser ko suñ ko utiliser à sa place donc à moins que mu am un alibi à moins que mu wax ne xëy na dañ ko cambriolé la woon mais en tout cas il est le responsable de cet homme là donc lu ñu ci mën ci def moom il doit répondre devant la justice. jeneen jee xew si ñoo xamante ni bi ay doomi réewum Nigéria la ñu wutuli woon ci réewum Sénégal jëm si faat bi ñu jagleel wàllum mbay mi ak lay tukkee si wàllum càmm geeg lépp loole nag ubbi nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ba nii muy wéyandi ba yu ñu dëkk mal di fukki fan ak ñett si weer wee ñu jëm loole nag di ab jee joo xam ne mu ngi xewee si diggante réewum Sénégal ak Mali dañ doon ñëw fii ngir daal di fësal seen liggéey ñoom yooyu doomi Nigéria waaye nag dañ leen daal di dogale soqi ay bal si ñaari bis yi nga xam ne moom la ñu amoon ñu teewlu si ak Thiédé loo xam ne moo jógee si directeur FIARA bi di Pape Abdoulaye Fall si jokkoom ak ki nga xamante ni bii moo di Alassane Samba Diop. FIARA xam nga commencé na il y a quelques jours suba la ñuy def sax cérémonie officielle bi avec le ministre de l'agriculture délégation nigérienne bi mu ngi door a yegsi waaye ci yoon wi rebelle yi nga xam ne ñoo ne ci fële ci Mali dañ leen a attaqué dóor ñetti bal ci bus bi ci kaw ci kanam ak ci wet gi vraiment doy na waar ñëpp jaaxle nañu gars yi nangu nañ seen xaalis seen ay alal ak seen ay portable yëpp metti na doy na waar. mais est-ce que am na ñu gaañu ci attaque boobu. non kenn gaañu ci waaye seen alal lépp lu ñu yoroon ci alal nangu na muy koppar di yenn bagage yu am solo yi ak seen ay portable yëpp pot bi su jigéen ñi moom vraiment jël nañ lépp. attaque bi fan la amee woon. ci Mali ci frontière bi donc ci àll bi noonu rek donc lu doy waar la ñaaw nañu ko
ko rafetul. Ça remet encore le problème de sécurité, le problème de l'insécurité dans la sous-région. frontière Mali Sénégal ou Mali Niger. non ci àll bi diggante Mali la ak Sénégal ci àll bi. est-ce que ñoom xam nañ ñaar ñoo leen attaqué. non ñoom rebelles yi rek la ñu wax dañu ne sont des rebelles bande d'hommes armés donc bu ñu dikkee dañu dóor ci oto bi ay bal ñetti bal boo demee di nga gis ni yëpp ay bën la def benn bi ci pare-brise bi benn bi ci aile bi la benn bi ci kaw parce que bi ñu duggee dañu dugg ci bis bi dóor ci kaw pour que ku nekk génne sa alal doy na waar trop métti na c'est regrettable ñu ngi door a yegg si tey ci suba mais vraiment boo leen gisee sax xam ne ñu jaaxle nañ. mais est-ce que dañ nekk condition pour d'avoir fiara bi ñoom organiser ko participer. waaw ñoom actuellement ñu ngi dallu ñu ngi noppalu pour àndaat ak seen xel après ñu xool nag nan la ñu war a def incha allah. ñu leen ko doon junj ci bopp xibaar yi sa diwaanu Ziguinchor la ñuy wutali ak kuréel gi nga xam ne moo ëmb liggéeykatu Senelec jafe nag ñoom dañoo génn sam mbedd ma tey ji ndax ñaxtu goo xam ne dañ koy def li ko wund nag di ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama liggéeykat yoo xam ne dañoo war daal di jëmmal seen taxawaay régulariser leen loolu wal nag ñu génnoon di ñaxtuwaay nag ñu ne ki nga xam ne moo jiite kër ga foofee Senelec gu Ziguinchor doxalin waa dafa daal di ñoŋul waral ñuy woot njiitu réew mi ngir mu indi fak joyanti kenn si ñoom di Timothée Koli mooy coordinateur diwaan ba ci liggéeykat yi ci diwaanu Senelec ñu teewlu ko Kassane Ba. te di wax ne ñun prestataire de service au niveau de la Senelec mënatuñoo accepter Pape Demba Bitèye pratique yu muy def ci direction des ressources humaines mu nekk ay mauvaises pratiques. Imaginez-vous à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente depuis 2020 directeur jot na embauché 210 éléments 210 éléments yi nekkul dara lu dul ay jegeñaaleem ñu ci bëri fan la leen jàllale ay Lian wala Procolec. Lian ak Procolec dafa nekk ay entreprises yoo xamante ni dañuy liggéey en intermédiaire avec la Senelec mais le directeur général daf ko créer def ci benn porte d'entrée benn prox ndoll boo xamante ni ci lay jaarale ay doomam ci lay jaarale ay militants politiques am ci lay jaarale ay nit yoo xamante ni mosuñu liggéey Senelec te li gën a doy waar moo wax leen ko Procolec ak Lian ñi ko wër yëpp ay cadre Senelec retraité nañ te pourtant barki dem moo Ndiaye président de la République waxtaan ni si ak sénégalais yi ne bépp nit boo xamante ni da nga retraité da nga war a dem toog sa kër waroo ñëwaat ci place yi di xëccoo place yi ak jeunes yi loolu wala réew mi métti loolu tamit dafa bokk suñu ñaxtu ñooñu noonu ñëpp dañoo war a toog seen place ngir jeunes yi mën a am place ci société bi parce que tamit kuy liggéey ku ne ñaan nga yàlla avancement waaye tey ñaanuñu ñun dañoo ñëw pour foqati li nga xamante ni moom mooy suñu àq suñu yelleef mooy suñu matricule nañ ñu ko jox dinañ ñu ko jox ci nii wala ci ndële te di wax ne fii suñu fi jógee à tey à Ziguinchor dinañ dem Kaolack le 9 dinañ fa organiser marche bu mag wan autorité yëpp que ni que Pape Mademba Bitèye directeur général Senelec nekkul l'homme de la solution pour vraiment gérer Senelec parce que bu ñu jógee Kaolack incha allah dinañ passer à la dimension supérieure passer à la dimension supérieure bu leen ko déggee moo ne dinañ passer grève de la faim te grève de la faim wu ma leen di wax ne lépp lu fa jot a xew lu ne na sénégalais yi jàpp ne président de la république Macky Sall ak directeur général du Senelec ñoom ñoo nekk responsable loolu noonu yëpp ay ndaw nañ suñu avenir kenn duñu nangu kenn duñu ko sonal dinañ ci dem ba mu jeex tàkk ci nii. ñeneen ñu nekkoon di ñaxtu di dawalkati taxi yi fii si Ndakaaru ñoom nag ñaxtu gi li ko wund moo di ñi nga xam ne ñoo yori moto di yóbbu nit ñi dem ak dikk ñu leen di wooye ay cag-cag ñoom la ñu bëgg a seqal tali bi si wàll wooyu ndax daa mel ni dañuy ni kujje goo xam ne jaarul yoon ñoom waruñoo def lu ni mel am na yeneen i woto it yi ñuy duppee wargay na ñoom it muy li nga xam ne moo di particulier yi def liggéey bu ni mel it ñoom ñëpp nee nañu dañ leen yàq liggéey waral ñoom it ñu daal di taxawani tey taxawani goo xam te ni bi am ñaxtu daal di jur ñu teewlu si Mamadou Dieng ak Moussa Fall. ay oto yu toppante di klaxonné yegsi ci place de la nation ngir wuyu si ci sitin bile taximaan yi ci ndakaaru ne ñoom sonn nañu ci dawalkatu moto yi ñuy wooye cak-cak ci seeni kàddu ñi le nekkuñu ci benn yoon. képp ku di sénégalais bul nangu waroo nangu sa doom di dawal moto cak-cak fii ci ndakaaru image su ndakaaru méngoowul ak dawal fi moto cak-cak di ci transporter ay nit di laaj ab xaalis la ca nekk mooy amuñu agrément yu war a permettre ñu def transport public et voyageurs transport public et personne amuñu agrément boobu amuñu ay assurance amuñu carte grise amuñu visite technique amuñu permis de conduire ñun dañu remplir toutes les critères yoo xamante ne bi rek suñu état demandé nañ ko remplir nañ ko kon duñu bëgg li ñuy wax concurrence déloyale duñ ko bëgg suñu secteur. taximaan yi di woo gouvernement bi ci mu jël ay responsabilités ma ngir jooyanti wàllum dem beeg dikk bi ci Ndakaaru. depuis le 30 mars ñu bindoon suñu ministre tutelle bind ko courrier wax ko ne ko transport irrégulier mi ngi yàq métier taxi ñu bëggoon ko gis biñ ko bindee courrier pour toog waxtaan ci ak moom
mais malheureusement ministre bi mënuñu ko gis ba mat 1 mois. ci ñu ne jóg jot na mbéjam gémmañ borom moo koy fajal boppam ci kaw ñoolu ñu ne dañuy jóg taxaw waxtaan ak autorité yi pour que transport moto Jakarta ak li ñuy wax war gaynde loolu yem fi bis ni ki tey. leneen li ñuy sàkk ñoom taximaan yi di jëwriñ ji ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi naka noonu directeur des transports abal leena ñoom taximaan yi ñuy xamle ne bu nguur gi gaawul jublu ci seen bëgg-bëgg bii jëm ci moto cag-cagee war gaynde yi ñoom ñile danañu amal yeneen yëngu-yëngu. Mamadou Dieng ñi war gaynde dëgg kay mooy ñi ko ci almet ngir te ka nga xam ne moom la ñu bëgganteel wala bon di wut yeneen yoo xam te ne bi moom ngay def di jëf joo xam ne daat nañ koy tàmbali seetlu ci réewum Sénégal mu mel ni mbëggeel gi darañ jaral lu ne nag yenn soxna yoo xamante ne bi ay setukan daje nag ñoom fi nga xamante ne bi moo di sa gëldàppe jàpp nañu ne yooyu soxna dañoo wóolul seen bopp wala bon amuñuy feem gëstu ba ñu teewlu ko. set yëpp ngeen war a taalandoo donc vous faites le vœu et tout ça. kos allumette extase wala sax hypnose muy mbir bu bees yu ndaw yi di jëfandikoo ngir rataxal seen diggante ak ku ñuy bëgganteel. muy lu ñu jàppee sëriñtu bu bees ku góor ki gisee jëf yi ni ñàkk am royuwaay gis-gisam mooy waruñu dugg ci jëf yu yi wadi yi. affaire allumette tout ça dama ko dégg nii rek mais xaw ma si au fond lan la woon juste li ñu ma wax ne affaire de maraboutage la je vois que maintenant par rapport mag yu njëkk yi waaye société bi mun nañ ne crise des valeurs moo gën a am tu vois parce que pour séduire sa góor rek je pense pas que jigéen war na mën a dem ba def ay maraboutage ndax liggéey. que séduction d'habitude jigéen ñi ay produits naturels lañ utiliser mun nañ wax ay cuuraay tu vois. ay bin ante xale jigéen ñi arrêté leen. benn mexe loolu soxna yi kos allumette muy joxe ay feem. man loolu gëwuma ko xale jigéen ñi xam nga dañoo manqué mel ni baykatu galaas manqué weesuwul ñu jël allumette jox ko naan la boo ci tuddee turu góor loolu man gëwuma ko te ñi am jëkkër nañu mat téye seen jëkkër yi dëgg du neex bàyyi leen seen jëkkër yi xale yi di iri di leen teg bàyyi leen trou yi ngeen di bàyyi. toppatoo leen seen jëkkër yi bu leen xeeb dara sërëg ti set lay sol xeeb leen lu bàyyi leen yooyu caraxu dus benn jeeg solotu ko sërëg ti set benn jeeg solotu ko. borom kër bii gis ni lii du leneen lu dul ñàkk wóolu seen bopp muy xamal ndaw yi sëy dañ koo takk ci aras. gis-gis de mooy loolu baaxul loolu du lu rafet ci doomu jullit nit da ngay xaar ba ki la góor gi la yàlla booleel bind na ko avant ngay judd kooku su ñëwee yàlla boole leen ngeen sëy bu rafet. boo xam ne doo ko def loo xam ne du ko tey daal ndax góor il a droit à 4 femmes jigéen daal booy sëy da ngay sëy te yàlla tax ak yonent bi sëyee alal doo sëyee dama war a nangu ji jëkkëru jàmbur doo sëyee dama war a kii lii moo ma tëgal si moom ndax lépp loo ciy def te yàlla taxul rek loolu du dem kër loolu. si jamono ji lépp lu ñu mën a def ngir dàpp seen bànneexu borom kër soxna yi dañu koy def muy loo xam ni ñu bëri dañu koy ñaawlu. Aïssatou Kane yenn jëf yi soreewul ku yor xelum jën ak li nga xam ne moo jëm si napp gi ak napp mu gën a ñoŋ nga waral ab lël boo xam ne ñu ngi koy waajal lël boo xam ne njiitu réew mi moo ko war a daal di njiite li ñuy duppee conseil présidentiel si wàllum napp gi la ñuy daal di bëgg a amal loola waral nag waxtaan wa jib na sa diwaanu jam ñaañu diggante jëwriñ yor wàllum napp gi ak ñi nga xam ne ñoo si yëngu lépp lu ñu mën a bijji ngir li nga xamante ne bii moo jëm si napp gi gën a ñoŋ ba ñu siy dund gis seen bopp loolu yi la ñu daal di xirtawoo ñu teewlu si Alioune Ndoye di jëwriñ jël si micro Babacar Seck. foog nañ ne lii occasion la boo xam ne secteur bi waru ko en tout cas waru ko raté war nañ def suñu képp lay kattan pour que muy administration bi waaye muy acteur bi muy pêche artisanale wala pêche industrielle nan la ñuy ci wàll boo xam ne c'est organisé ñu def suñu diagnostic cause yi lan la suñu gis-gis itam ci wàllu solution yi lan la waaye solution yi itam lan lay laaj maanaam pour def ko tey fan la ñu war a jaar ak lan la laaj ci koppar wala ci sax yenn saay xam-xam parce que recherche baa ngi ci biir ba jàpp ni loolu bu ñu ko defee secteur pêche dana gën a siggi gën a jëm kanam parce que dañu fàttali importance secteur pêche ci économie sénégalaise te ñu jàpp itam ni xëy na tey taxawaay ba mu ci waroon am des na ci wàllu apport ci économie boobu waaye itam ci wuyu li nga xam ne ci lañ koy xaare ci dundal askan bi waaye ci yokk xëy mi ci réew mi parce que occupation bi secteur bi yor dafa am solo macha allah
yokk koom-koom bi ba ci ay devises yi nga xam ne tey économie sénégalaise soxla na ko loolu lépp jàpp nañ ni tey mën nañ ko gën a ful bu njiitu réew mi bëggee taxaw ci benn secteur pour jéem cee indi yenn saafara yi loolu secteur bi moo war a gën a takku pour ne lii buñ ko rate occasion bi buñ ko rate. ñu wutali diwaanu Tugal ak doomi Sénégal yi nga xam ne ñu nekk foofu sa France di fa daal di bëgg a daan seen doole waaye nag ay at a ngi ñu fa nekk te ñoom amuñu ay kayit wala nag ñu bëgg leen jàppale si wàllum sesam bu ko defee kayit yooyu dina tax ñu mën a gis seen bopp si wàllum liggéey ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi réew mi nekk foofu si diwaanu France ji ñi nga xam te ne bi ñoo di waa diplomatique ba fa ñoom ñu ngi leen di wàll si bu baax a baax ñu dem ba Paris fekk fa Abdou Latif Diop. Sénégalais yu bari yu amul kayit ñoom kat ñi ngi dund biir France ba tax na ñoom ci seen bopp dajaloo nañ ci benn quartier bu ñuy wax la Goutte d'Or ci 18e arrondissement pour xool nan la ñuy def ba mën a am kayit ba mën a stable fii ci réewum France ndaje mi nag ki ko sabab mooy association SOS Casamance moo leen woo dajale leen woo consul général bu Sénégal fii ci Paris mu waxtaan ak ñoom pour ñu xool yan anam lañ leen mën a dimbalee bañ mën a am ay kayit. consulat bi ñoom lañ fi nekkal donc ñun dañuy génn fu ne daanaka avant dañ doon ñëw consulat bi pour xool pour gis consul bi sa problème la léegi ñun ñoo jógee suñ service yi wàcc fii ci quartier yi toog ak ñoom wax ak ñoom tënk li ñuy tënk pour xool nañ dañ koy doxalee pour ñu gën a saafara mbir mi. Sénégalais sans papier yu bari nag ñoom métier tailleur la ñuy def fii ci France rawatina ci Paris 18e arrondissement ba tax na ñoom nee nañ dañuy organiser wu en association pour essayer seen précarité administrative bii ñuy dund mu dañ ci ñoom. tailleur yi nekk ci quartier bi daal di mobiliser wu di defar ay masques di ko séddale ak population yi rawatina association yi nekk fii ñun nag ñu ciblé ñu. jox ñu ci ay masques yu bëri ñun tamit suñu côté comme ay association yu nekk ci territoire bi jël ko di ko séddale daal di ko yaatal ci yeneen association yi léegi ci loolu nag waa mairie intéressé ci ñeneen ñi intéressé ci yu demee noonu mais nag mu jur ay xalaat yoo xam ne dañu gis ni ñooñu ñu ko def ñu ci bëri dañoo nekk ci ay situation yoo xam ne amuñu këyit bon mu nekk loo xam ne tamit wax dëgg yàlla ñun en tant que kuréel associatif dafay nekk loo xam ne dañ koy saytu ñu xalaat ni kat ñii dafa am nu foo ñu xool ñu leen di jàppale. ñoom nag seeni droit bariwul ci France ndax France kat soo amul kayit doo am ay droit yu bari lu bari doo ci mën a am accès rawatina mbirum faju rawatina aussi mbirum liggéey ba tax na ñu woo ñii di autorité diplomatique yi ak association yi pour ñu dimbale leen bañ mën a am titre de séjour ndax yàgg nañ fi def nañ ci lu ëpp fukki at amuñu ay kayit. fii boo fi ñëwee amoo papier mbir mi dafa jafe. boo ñëwee amoo papier mënoo liggéey ni nga bëggee léeg-léeg ngay liggéey ay nit travail noir ñuy lekk sa xaalis di la dawloo guddi ak bëccëg aussi it couturier yi dañoo am problème parce que dañuy ñëw nekk ci benn côté duñu mën a génn pour jéem a xool la dëkk bi laaj du dëkk bi soxla nekk ci benn côté parce que dañuy ragal parce que boo amul papier da ngay ragal pour def lu bëri da ngay ragal def mais léegi bu fekkee ne amoo papier nag il faut nga am ku la éduquer ku la wan yoon nii ak nii ak nii ak nii ak nii. dundu France nag te amoo kayit dafa metti lool ndax da lay indi ay jafe-jafe yu bari ndax lu bari doo ci mën a dugg lu bari aussi doo ko mën a am te doo mën a am ab liggéey bu stable ba tax na ñoom kat bëgg nañ cee xaar seen tànku tubéy ba nga xam ne titre de séjour boobu bëgg nañ koo am ci atum 2021 bi. Abdou Latif Diop, Paris, iRadio. la xew sa diwaanu Mali di beneen coup d'état boo xam ne amaan na fa ñi nga xam ne ñoo di militaire jiite woon réew ma di président Ba Ndaw ak ki nga xam ne moo di Mactar Wane mi nga xamante ne bi moo nekkoon jëruñ ju njëkk ja ki nga xam ne moo di Assimi Goïta daan na leen wàcce ginnaaw bi nga xamante ne bi moom mi jiite wàllum sécurité sa réew ma nee na dañoo daal di samp ab gouvernement te yëgu ko loolu nag nekk na loo xamante ne bi naqar nañ ko lool ñoom ñi nga xam ñoo di ay doomi Mali nekk fii si réewum Sénégal jàpp nañu ne loolee nga xamante ne bi moo fa am di daaneel nguur ga nekkul loo xam ne lu jaadu la si jamono ji ak fi nga xamante ne bii fa la dëkk ba toll ñu ànd see gëstu bi nga xam ne def na ko si ñoom ñi nga xam ne ñoo di ay doomi Mali fii ci réewum Sénégal Pape Mbaye Diaw ak Moussa Fall. njàqare lan am ñoom maliens yi ci liy xew ci seen réew ma ñoom nag nee nan
jafe-jafe yooyu nga xamante nii moo am ca Mali metti na leen lool te bu nu sañoon jamono ji mu daal di dakk. Triste, très triste. Ah, c'est pas bon pour notre pays. li nga xam ne yëg nañ ko ci suñu réew di Mali dañ koy naqarlu bu baax a baax bés bu yàlla sàkk ñu ngi dégg ay information yoo xam ne daf ñu amal njàqare bu baax a baax président bi nga xam ne arrêté nañ ko naka noonu kii nga xam ne moom mooy premier ministre bi loolu nag jur na njàqare bu baax ci ñuñ. Ça c'est impossible. étudiante bi nekk ca université Cheikh Anta Diop moom nag jàmm rek la bëgg ca réewam moom te mi ngi woo autorité yi ñu jéem a fexe ba jàmm am. J'ai pas vraiment aimé parce que le coup d'état ce n'est pas la solution. dama yàgg tiit ak ragal ndax coup d'état yi am Mali yàgg nañ chaque fois dañuy changer ay président mais taxul li doon am rek mooy amaat ba léegi man jàmm rek laa bëgg sama réew yàgg naa di tukki di dem ci ay dëkk yu bari di jàng te foofu jàmm rek a fa am dëkk bu mel ni Sénégal jàmm bi fa am war naa mën a am ci ñun lii dafa ñaaw. Je suis triste parce que je vois chez moi ce n'est pas le même cas à chaque fois il y a des problèmes chez nous et j'aime pas ça. Maliens yi ñu taseel yëpp d'accordul ci li nga xamante ni moom la militaire yi wax ne moo tax ñu jële fa président ba ak premier ministre ba. Bon, cela n'est pas suffisant du moment où un président il est censé. jàpp rek ne ki nga xam ne moom mooy président bi yoon may na ko mu jël ay dogalam te du ci wax ak kenn ñoom nag loolu lañ biral jàpp rek ne moom moo tax li xaw Mali yëpp am fa waaye nag ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fa dëkk te dunduñ fa ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. Mais d'ailleurs un président il est censé prendre des décisions sans même consulter son vice-président, ça c'est normal. coow la di wéy fële ca Mali gannaaw ba nga xamante nii danoo tabb gouvernement bu yees boobu sax moo waral ba militaire yi daal di dakkal pouvoiru président bi ak ki nga xamante nii moo di premier ministre bi. Dasilame séeréer di turub dëkk boo xam ne mën ngeen koo umpale waral ñu leen koy defal am nataal mu ngi nekk si diwaanu Fatick fi nga xamante ne bii moo di Toubacouta Dasilame séeréer dafa nekk bërëb boo xam ne mën nañ ko ràññee si biir d'état bu Saloum wàllu mangrove ak li nga xamante ne bii moo di ay bërëb yu bëri taarix waaye tamit bëri ay xar baax yoo xam ne moo fa nekk askan moo fa nekk di fàttaliku ay jaar-jaar yu bëri rawatina kilifa yu mel ni Cheikh Omar Fouti Tall jaaroon nañu fa Pape Ibrahima Ndiaye ak Moussa Fall. fii nag ci Toubacouta bokk na ci dëkk yi nga xam ne moo koy taaral muy tiitaroo gëneel yi nga xam ne am na ko ci wàllum alam bi aadam rawatina taarixam. Dasilame séeréer nekk ci Fatick ñu fi dëkk dañoo fonk loolu tradition yi nga xam ne ñoo ko sanc Faly Diamé bokk ci mag yi nga xam ne ñoo gën a xam histoire dëkk bi mu ñuy fësal ne ngir ñu sanc ko mag yi fi nekkoon dañoo bëggoon rëcc ci colonisation. dëkk bu ñuy wax Ngatine il bu ñuy wax Ngatine foofu lañ dëkkoon ci jamono temps colonial yi nag tubaab yi dañ fa doon ñëw léegi yaa nga boobu dañ doon not maam yi di leen yóbbu par force dañ doon seet ñii am kattan ñu yóbbu leen léegi nag loolu la paa yi doon daw nag. mu am seen tefes bi foofu dafa amoon ay jësik tubaab di ko woowee crocodile léegi nag tubaab yi bu ñëwee bay teer ku ci samp tànk ci ndox mi rek jësik yi jàpp yooyu léegi nag bu ñu ñëwee di leen fetal ñu mujj daw dugg ci biir mang yi biñ fa demee ba jëmm jamono am ay mag ñu fi pu ne te ñoo jéem a jees ci kaw seeti fu ñu def parce que ñii dañoo sonal am nga temps guerre mondiale yi dañ doon jël ñi am kattan yow bu dee borom kër nga tey sa dund demeewul noonu buñ seetee seet sa ñaari doom nga ne nañ la jox lii nga jox ñu sa ñaari doom ñu yóbbu leen bi ñu demee nag ba xam ne loolu moom jëmul kanam baaxul ci lañ fipp nag génn si. daanaka nuñ koy fekkee ci dëkk yu bari yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal Dasilame séeréer ay génération yu bari jot nañ fee jaar waaye nag ñuy téye bu baax lépp li nga xam ne mooy aaral dëkk bi rawatina ci bërëb yu am solo fii nag ngeen di seen nekk ci biir garab yi benn zinc di ko aar bërëb bu am taarix la fii ci Dasilame séeréer
ñu fiy fësal ne kilifa diine bii di Cheikh Omar Foutiyou Tall jot na fee julee ba muy jaar ci li nga xam ne mooy dëkk bi boobu ba léegi nag askan wi jàppee ko bërëbu ñaanukaay. El Hadj Omar Foutiyou Tall fii la njëkk a jaar yow mu jógee Casamance fii la njëkk a jaar génn nii dem côté fi ñuy wax Simal mu génn ji Dakar ci dernier tournée bi volet ci tool yi faroy fale am na benn fu ñuy wax njare am na benn xeer boo xam ne foofu la jàppe woon julli fa tisbaar xeer boobu di doon génne ndox bu bula di wal bi fii géej mu jógee foofu ñëw fii jàpp fi takkusaan fii la julli takkusaan julli fi géej ba tey jigéen ñi dañ fa ñaan luñ fa ñaan moom du fa daan am. askanu Daasilam séeréer rawatina ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ñoom duñu tàyyi ci dalal gan yi nga xam ne dañ fiy ñëw ngir xam taarixam gan yi nag mën a wëyal di visiter taarix bi nga xam ne dëkk bi am na ko loolu jigéen ñi di leen ci gunge bu baax a baax. jaajëfal ko Pape Ibrahima Ndiaye si tànnaal bu am solo boobee Daasilam séeréer sa Toubacouta ak image yu nataal yu am solo yooyu nga xam ne na Seck Moussa Fall ñu taxaw ni ki ay takk der ngir sàmm li nga xam ne moo di alam bi Pape Ibrahima Ndiaye di ko jaajëfal leen mbokki ci teelu bi lii moo yëkkati bi la jotaay di 9h45 beneen jotaay di si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anouchka Ba la total di wéy nag Cheikh Dana Fall.